لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. sunu ndey Sénégal moom moo ñu dénk ay doomam yu góor ak yu jigéen ngir ñu ànd ak ñoom gunge leen taxawu leen ci woote bi nga xam ne borom bi subhanahu wa taala woote na ko ñu fekk ko ca néegam ba defal ko fa la mu sàkku ñu defal ko fa kon dañuy gërëm borom bi subhanahu wa taala ci li mu nu may ñu daje tey ngir waxtaan ci ànd gi ñu war a ànd lenn ni ñu gisee ni war nañ ko ca bàyyi xel ñu julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi ndaxte moom moo wan fa ñu jëm nu nu fa war a wuy jee suñu borom subhanahu wa taala ni ñu noonu mu ko defee woon nañu ko defee noonu di leen nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak ci seen sant di leen nuyu ci seen tur ci seen sant ci seen cër ci seeni daraja di ñaan suñu borom wàcce ci seen kaw ak ci suñu kaw jàmmam ak barkeem ak yërmande nuyoo boobu nag bu ñu ko yëkkatee ba mu toll fi ñu ko yéenee dañu koy dénk ki nga xam ne moom mooy le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères toogal fii le ministre son excellence monsieur Amadou Ba mu jottali ko kii di son excellence monsieur Macky Sall président de la République du Sénégal ñi nga xam ne moom la yàlla def mu dénk ñu lenn ci gis-gis bi mu am ci Sénégal mu dénk ñu ci ak wet ni ñu nañu ko ci jàppale ngir gis-gis boobu la mu am ci Sénégal te mu am ci wet goo xam ne ci diine la jëm am ci wet goo xam ne ci biir diine ci aj la jëm nañu ànd ak ñi mu ñu booleel ñu liggéey ci ni mu ñu ko tëralee ni mu ñu ko tëralee ni ko son excellence waxee ambassadeur Mame Baba Cissé le président de la République dafa am vision boo xam ne vision bu kawe la jëm ci diine ji globalement jëm ci aj particulièrement ci li nga xam ne moom moo ñu soxal tey gis-gis boobu la mu am di gis-gis bu kawe daf ko ràbbee ci gis-gis yi nga xam ne dañ daan corroncé dañ daan croisante di daje ci taabalam wala muy daje ci taabalu ay collaborateurs lii jóge ci ay experts lii jóge ci ay ñoo xam ne dañuy taxawu askan wi les associations consuméristes ñu ngi ci sunu biir di ñu jàppale ñoom tamit ci liggéey bi rapport yi ñu daan def lii jóge ci ñi nga xam ne ñoom ñooy GIE yi ak agence de voyage yi dem Makka ak même yi demul Makka rapport yooyu ñu daan def muy wàcc ci taabalam mu boole leen dénk benn comité ni xoolal leen ma loolu ñu xool loolu tegaat ko ci taabalam mu génnee ci lii ñu tuddee délégation générale au pèlerinage ak gis-gisam nañu former la communauté du pèlerinage mu bañ a amati fii délégué fii voyagiste privé mais une seule et même communauté qui sert une seule et même mère, le Sénégal, et qui prend son élan vers un seul et même Dieu pour avoir son agrément Allah subhanahu wa ta'ala. loolu ñu président dénk du ñun la ko dénk ñun ñëpp la ko dénk kon il faut ñu wax excellence Mame Baba Cissé représenté ministre bi que cette communauté du pèlerinage ñi ngi koy jéem a taxawal ànd ko ak acteurs yi nga xam ne ñoom ñëpp laa tudd fii su ma nee acteurs yi nag voyagiste privé yi ñoo ci jiitu ñoom ñoo ci ëppale cër mais consuméristes yi am nañ ci wàllu réeré parce que ñoom ñooy defoon pèlerin yi di ñu wan aussi di nga xam ne bu ñu ko defee mu gën a baax mais suñu partenaire yi nga xam ne ñoom la ñuy àndal ci liggéey léegi Serigne Abdou tudd na fii la banque islamique son directeur général notre frère Omar Mbodj ak agent yi nga xam ne ñoom la ñu boole muy Abdoulaye ak particulièrement Bounama très sincèrement monsieur le directeur général ci sama làmmiñ laa koy waxee
mais les voyagistes privés duñu ma bàyyi ma wax loo xam ne rafetal rek laa ci jublu xam nañu ñun ñëpp taxawaay bi nga xam ne Bounama am na ko ak Abdoulaye au nom de la communauté boulgaroise. yaakaar naa ni loolu témoignage la ñoom loolu ñu def ni témoignage bi ci li may wax ci sama làkk bi lépp ci seen tur laa ko waxee. loolu yi tamit communauté boobu yi tamit ñi nga xam ne noonu la ci BIS di jàppee la banque islamique di jàppee noonu la ci le transport aérien di la compagnie aérienne bi nga xam ne ñoom la ñu signé depuis 3 ans Flynas te ñi leen fi nekkal di leen di liggéeyal nekk Iris bi Cheikh Tidiane Ndiaye jiite di ci liggéey ak ñoom aussi liggéey bu am njëriñ bu am solo sànq ki doon wax ci turu voyagistes privés yi sincèrement nous les remercions les voyagistes privés c'est vrai liggéey boo gis am na jàppal am na bàyyi yenn saa yi mu tàng mais du tàngaay boo xamante ni tàngaay buy jur sawara la tàngaay la boo xam ne tàngaay buy jur énergie la ñaar yooyu wuute la yenn saa yi mu tàng mais tàngaay bi muy tàng yëpp tout le temps énergie lay jur énergie bu ñuy propulser pour ñu jëm ci kanam sànq Adja Sophie wax na ko et je pense que ci xalaatu président de la République ak ci tutelle du ministre des affaires étrangères ak ji bu ñu ci noppee war nañu taxaw def évaluation ci réforme bi nga xam ne ñu ngi ko doon def fan yi ñu ngi ko doon def at yi pour seet jéego yi nga xam ne yu jar a dëgëral la ak li nga xam ne war nañ ko cee teg ngir ñu jëm fii président bëgg que d'ici à 2022 aju Sénégal nekk at boo xam ne dañ koy roy dans la sous-région loolu itam ñu ngi sant yàlla ñu ngi ciy defal sutura ñun ak voyagistes privés yi ak partenaires yi nga xam ne ñoom lañ ko bokkal. Excellence partenaires yi daf ci am ñaar ñoo xam ne il faut ñu tudd leen ajowoo jàmm imam Moussa Gueye ñu fii ci suñu la effectivement communication dafa am solo alquran li muy wax wala qad wassalnaa lahumul qawl borom xam-xam ba wax ni al qawlu alladi huwa al qawl na nekk wax ja la bonne communication da fekk que c'est le bon message tey jii communauté bi dafa sukkandiku ci ajowoo jàmm nga xam ne dafa lëkkale ay religieux yu am ay programme d'intervention dans les médias yu lëkkaloo ak la délégation générale pour di leen di mën a relayer seen message bu jëm ci cible yi nga xam ne ñoom lañu bëgg a atteindre kon il faut ñu remercier leen ci wet boobu nekk boobu ñu nekk ci suñu wet ak commission religieuse yi nga xam ne ñoom ñoo nekk dans les agences et dans les organisations privées parce que ku ci nekk am nga sa religieux mais tous les religieux ont accepté de venir travailler sous la tutelle, peut-être même pas sous la tutelle, mais sous l'ombre de la délégation générale pour que la communauté du Hajj soit une seule et même communauté. buy am benn gis-gis ci wàllu diine naka lañ koy doxalee bu ñu demee mag ñu àndandoo defandoo ko ba nga xam ne le pèlerin sénégalais ni mu jógee Sénégal am benn drapeau bu ko yóbbu loolu lay demee Makkatal Mukarrama am benn programme religieux boo xam ne ni cadre logique bi koy déterminer cadre logique boobu fii lañ ko rappelé ci déggoo boo xam ne am na entre la délégation générale et la commission religieuse ou les commissions religieuses yi nga xamante ni ñoo nekk ci agence de voyage. Si suñu partenaires yi aussi bu ñu bàyyi les assurances la compagnie nationale la Sonatel bu ñu bàyyi les médias la RTS tous les organes là parce que boo ko dee lim dina am koo bàyyi te boo amee koo bàyyi dafay mel ni ko fekk bëgg kenn tous ces partenaires là excellence nga transmettre suñu remerciement à monsieur le ministre à leur endroit au président de la République tey li nga xam ne moom la ñu bëggoon moom mooy ñu dajee waxtaan waaye maa ngi gis nga maa ngi wax boo liggéey mais bu ñu fàtte Cinécap parce que bi ñu commencé ba léegi tout ce qui est support en termes de digital Cinécap moo ñu ciy jàppale ci wàllu clé USB ci wàllu CD-ROM ci wàllu film ci wàllu reportage am ko ak RTS ak yeneen organes yi excellence balaa ñu dugg ci suñu jukk waxtaan suñu jotaayu tey gërëm daf ci waroon jiitu ak ñaan ngërëm ak ñaan wala sax
dañu waroon jiital ñaan teg ci ngërëm waaye bu ñu toppee alquranul karim dañuy gërëm ñaan dañu alhamdulillahi rabbil alamin ba pare sa ko wax ihdina siratal mustaqim kon ngërëm yi yàlla nañu jiital ngërëm yooyu nag mënuñu bañ a mettre en relief les chefs religieux yi nga xam ne sëñ Abdou tudd na leen léegi ñu ngi si delluwaat kenn par kenn mais l'ensemble des chefs religieux surtout les foyers principaux yi nga xam ne dem nañu fa seen kaddu seen ñaan njaboot yi ñu boole ak ñun jox leen ay ndigal pour que bu ñu am benn entrave ci liggéey bi ñu liggéey ak ñoom loolu c'est important que ñu yeesalaat seere bi ci sa kanam nga jotali ko monsieur le ministre ñaan gi nag suñu ci noppee ci lañuy soog a dugg ci engagement yi ñaan gi lan la dañu jëloon waxtaan wi tey ñu placé ko sous le signe du souvenir et de la célébration. Souvenir pour nous réarmer, mais pour rendre hommage. Célébrer pour ensoleiller notre cérémonie d'aujourd'hui, mais porter également ses rayons sur notre avenir. Souvenir et hommage à l'endroit d'une grande dame, d'une illustre personne, j'allais dire d'une illustre personnalité. Une dame pétrie des valeurs humaines. Li wolof di wax jigéen ju mën góor qui aujourd'hui est sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, bénéficiant de ses grâces et de ses agréments. J'ai nommé Adja Dior Diop. Allahu yarhamha wa yarda anha. Adja Dior était pour nous, la délégation, un pilier sur le plan humain, une ressource lorsque les moyens nous manquaient ou les moyens n'étaient pas encore arrivés à temps, alors que l'activité n'attend pas. Adja Dior Diop nous soutenir par ses moyens financiers, par ses ressources humaines, jusqu'à ce qu'on puisse retrouver nos propres moyens pour les lui restituer. Personne ne l'a jamais entendu le dire, personne ne l'a jamais su. Adja Dior était pour nous ce que vous appelez les external advisors. Nous avons des conseillers au niveau de la DGP, mais nous en avons qui sont hors de la DGP, étant toujours dans la DGP. Parce qu'en conseillant la délégation générale, même en conseillant la délégation générale de l'extérieur, vous êtes au sein de la délégation générale. Et là, Adja Dior Diop ne manquez pas de nous prodiguer ces conseils, de nuit, de jour, ces bons conseils pour que la délégation puisse marcher droit, pour que la bonne entente puisse exister entre la délégation et l'ensemble des acteurs, pour que le pèlerinage sénégalais triomphe et s'élève au-dessus des autres organisations de pèlerinage dans la sous-région. Cette journée est placée sous le signe du souvenir et de l'hommage à cette grande dame. Mais également, hommage et souvenir à l'ensemble des personnalités et des membres de la communauté du pèlerinage, de la communauté du Hajj, qui nous ont quittés cette année. J'en citerai 3 et je prierai pour tout le monde. Les 3, en dehors de Adja Dior, vous connaissez tous et toutes la douce mais efficace Seynabou Fall. Seynabou était partie avec nous l'année dernière au pèlerinage. Elle est tombée malade dans l'avion, elle est revenue malade et elle est retournée à son Seigneur. Ça signifie simplement, de mon point de vue, sur le plan symbolique, qu'elle était allée accomplir son pèlerinage, retrouver les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala pour revenir sur sa terre natale, à côté des siens,
pour que ces gens-là puissent au moins voir sa tombe et prier pour elle. Mais Seyda n'était pas seulement un membre de la mission, elle était une citoyenne du Sénégal qui a joué pleinement son rôle dans les médias pour éveiller les musulmans et les musulmanes pour que leur existence sur terre ait une signification. Mohamed Noba, il était parmi nous. Il était de chez nous. Il était parmi nous. Tous les pèlerins le connaissent pour son engagement, son encadrement, sa générosité et son abnégation. Sokhna Abi Thiam, tout récemment. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre par son œuvre sur Adja Abi que cette vérité, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, que cette vérité doit être permanente dans nos mémoires parce que Adja, la veille, était allée s'occuper de ses pèlerins, elle est allée s'occuper des tartibat, des préparatifs pour ces pèlerins, pour s'apprêter à aller à la Mecque. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que ce serait la dernière activité qu'elle mènerait sur terre pour retrouver les activités de puissance auprès de son Seigneur qu'elle est allée retrouver au paradis. Cette journée donc est placée sous le signe de la prière, de l'hommage à ces illustres personnalités. Yàlla yàlla rafetal seen tëraay, seral seen bàmmeel, yaatal ko, leeral ko, wàcc ci seen kaw yërmandeem, yéege leen ci daraja yi nga xam ne gërëm na seen jëf, ñi ñu bàyyi seen gannaaw suñu borom teg ci seen kaw loxo yërmande, jox loxoy jàppandal ak loxoy sutura. Bépp baat, bépp araf bu nekk ci faatihatul kitab, bépp aaya bu nekk ci faatihatul kitab bi nga xam ne moom lañ doon jàng ci rakk bu nekk buñ daan julli, araf bu nekk ak tombam ak maskam ak bijjéem, baat bu nekk ak la muy wund, aaya bu nekk ak ay leeram, yàlla na suñu borom multiplier ni nga xam ne noonu la ceeñeeri jant bi toll mu wàcce ko ci seen kaw. julli gu ñu julli yàlla mel noonu ci ñoom. bépp jéego boo xam ne def nañ ko wër ko kaabatullah, daw ko safa ak marwa, yéeg dem Muna Arafa Muzdalifa Muna Makka, bépp jéego bu ñu fa def yàlla ko suñu borom def ñu jéego jëm ci seen château ya ñuy dëkkee ca aljanna, te yàlla defal barke seen njaboot seen gannaaw. ngeen baal ma guddaay bi mais mënul woon ñàkk parce que ci ñun la ñu bokkoon te def nañ fi liggéey boo xamante ni war nañ ko reconnaître yàlla xam na ko sax, waaye li tax mu bàyyee yoon ay malaayika pour reconnaître rek moo tax mu dafa def ñu reconnaître ko ci sa kanam, reconnaître ko voyagiste privé yi ak seen i njaboot ñu soog a dugg ci waxtaan bi. mais balaa boobu voyagiste yi daf ci am ñoo xam ne dañu liggéey ñu war leen a distinguer. ndax kat délégation générale ñoom délégués généraux yi di docteur Khadim Sylla ak Ousmane Ndoye, le secrétaire général permanent, yenn saa yi dinañu xaw a caw suñu mbokku voyagiste yi su fekkee dañu xaw a tabarkalla ñu mën a bàyyi lañ la mais y a des sanctions yoo xam ne délégation daf koy jël. mais délégation aussi ni muy jëlee ay sanctions pour ñu bokk dund gu rafet, ànd bu rafet, noonu lay jëlee d'autres sanctions pour ñi nga xam ne def nañu lu jaral wane ñu wane ni ñii kat def nañu lu jaral wane pour que ñun ñëpp ñu ànd góorgóorlu ci. donc balaa ñuy waxtaan dama bëggoon excellence ñooñu leen nga xam ne dañ leen a war a distinguer d'abord suñu jigéen suñu ndey suñu conseiller Adja Dior, distinction à titre posthume, ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ci war a tegu ba pare ñu soog a dugg ci message bi soog ko permettre. li nga wax foofu lay tàmbale mooy nit bu jëfee ci réewam la ko war te ba mu koy jëf yéene bu sell la ci jublu ak def lu baax pay ko yàlla fay yàlla ko xam waaye pay gi nga xam ni
ñi mu bokkal as réew mi ñoo koy fay mooy ginnaawam ñu ñaanal sargal ko looloo tax ñuy jox tey jii distinction bi nga xam ne dañ koy jagleel fa Adja Dior Diop aw sas nag bu la ko toog bi léegi nga cay doog dal te pare ko ku la bëgg te bëgg sa sow bu dina la ñaanal yàlla nga àggale ko ak jàmm jox ambassadeur Mame Balla Cissé secrétaire général du ministère des Affaires étrangères ànd boo gis nag dinañ ca ñu ngi ànd nit waaye dañoo am yéene fii ak ñuy ànd ak yéen ak mu jot ñu seet ñi nga xam ni am na liggéey bu rafet bu def ñu sargal leen loolu waral ñu bëgg a sargal ren Adja Awa Xuma mu ñëw mu tàkk kon ñu joxe distinction boobu góor baax na jigéen baax na ci askan wépp ku ci nekk boo ca tolloo ca tool ba rek bay ci bayam bu rafet ba ñii ñëw wala ñi ko fekkee rafetlu ko bu ko ëllëgee mu nekk exemple lu ngeen bañ man ci kon ñu ngi leen ñu ngi gërëm ki représenté Adja Awa Xuma waaye di gërëm aussi nga xam ni mooy le directeur général de la BIS monsieur Omar Mbodj koo xam ni dina ko tuddee képp kuy voyage privé di nga ci gis sa bopp muy El Hadj Bato ñu tàgg El Hadj Bato jërëjëf ci sa compréhension jërëjëf ci sa dimbal jërëjëf ci sa taxawaay ci biir privé yi waaye jërëjëf it sa diggante ak ñaar yi nga xam ni ci dëgg rek nga teg seen diggante ak ñoom ñuy décorer kenn koo xam ne tamit ci voyage privé la nekk muy El Hadj Mokhtar Diallo bu Cap ci organisation waaye ci jàppale seede gi noonu kon lii ñu ko seddeel dañu koy seddeel ay lii ñu koy gërëm bu baax sant moom Bachir moom nag ñoo bokk ci liggéey bi ko jàpp dañuy décorer waa ANACIM ñu ngi dégg ANACIM nag muy ñëpp loo xam ne dañuy saytu ci wàllu avion yi seen nekkin ak seen mbaaxaay ñii nag kenn lañu ci délégation générale au pèlerinage à la Mecque saa su nekk seen i xalaat seen i xam-xam saa su nekk bu ñu waree dugg ci dara laaj leen délégué général ak ñi mu àndal dañuy ñëw jàppale ci xalaat bu rafet boo xam ne duñ ci am docteur Khadim Sy le délégué général adjoint bi nga xam ne moo yor plateforme bi ak li nga xam mooy première étape bu Dakar moo ko jox li nga xam mooy délégation mooy décoration kon monsieur de l'ANACIM jërëjëf yal na leen yàlla fay. asalaamaaleykum wa rahmatullah. awalan wa qabla kulli shay awaddu an uqaddima kalimat ash-shukr wa tahiyya wa taqdir ila saadati safir al-mamlakati al-arabiyyati as-saudiyya wa mumaththilihi fi hadhihi al-jalsati al-mubarakah. كلمة الشكر لما يسعى إليه سعادة السفير وكل أعضاء المملكة في كل وقت وحين إن طلبنا منهم يد العون فهم يتسارعون أو يسارعون إلينا لتقديم ما طلبناه منهم حتى يجاوزوا الحد الذي كنا رسمناه. ولازم علينا في هذا الوقت بين يدي شرفكم أن أعبر عن هذه الكلمات إلى سعادة السفير ونضع بين يدي شرفه هذه الكلمات شكر تقدير إلى جلالة الملك وإلى أسرته الشريفة وإلى سمو
محمد بن سلمان. وكل عام نرى ونلاحظ أن في طريق عناية بالحج وراحة الحجاج وخاصة العناية بحجاج السنغال نرى أن هناك خطوات جديدة وخطوات متقدمة وخطوات عالية ما يشرب هذه الخطوات إلا المحبة والمودة التي يكنه الملك جلالة الملك سلمان وسموه محمد بن سلمان لشعب السنغال ولحكومة السنغال ولفخامة الرئيس السيد ماكي سال. إذن نطلب منكم أن تقدموا هذه الكلمات التي لا تعبر عن نوعية ما في صدرنا وعن نوعية ما في قلوبنا وعن مشاعرنا وعن عمق هذه المشاعر. هذه الكلمات لا تعبر عنها، ولكن هي كلمات ربما بسيطة، ولكن فيها في ضمنها في روحها في لبها محبة ومودة خالصة لله وللشعب وللملك. إذا دمتم كما رمتم دائما في عناية الله وحفظه المنيع، والسلام عليكم ورحمة الله. nuyoo la woon rek jëm ci sunu gan gi nga xam ni moo fi toogal ambassadeur bi ambassadeur Arabie Saoudite ñoom ñooy suñu njaatige te at mu nekk nag ñu defal ñu ci yoonu jàppale ñu loo xam ne xëy na li koy waral muy mbëggeel bi ñu am ci Sénégal ndax relation yi ñu am ci suñu ñaari réew yi ak ci suñu ñaari kilifa yi. léegi nag xale bi doon jàng alquranul karim léegi nii dafa mel ni dafa yërlu sama àlluwa ji ba gis li ma ci bind mu jàng ko ndax exactement aaya yooyu nga xam ne moom la jàng moom laa bëggoon ñu bokk ko xool. lan la sunu teewaay ci Arafat ak mun naa di wund ndax mën nañu am ngërëmu yàlla te duñu sonn laaj la. alquran ci aaya yooyu sunu mbokk ñu jàng léegi di alxajju ashhurun maalumaat ba fi mu tere wadkurullaha fi ayaamin maadudaat wattaqullaha waalamu annakum ilayhi tuhsharun. ci diggante bopp boobu ma tudd alxajju ashhurun maalumaat ak bi ma mujjee tudd wadkurullaha fi ayaamin maadudaat dañuy gis ni alquranul karim dafa tëral cadre bi nga xam ne ci la aj war a tëddee. aaya yooyu de dafa wane lan mooy sunu lan la sunu nekkiin ca mashaa'ir ya mun na Arafat dellu siwaat mun na ba keroog ñuy ñibbi toogaay boobu ñuy toog ca mashaa'ir yooyu ne lan lay wund. waaye yi tamit mu waxaale lu ñu fay soxla ngir jotaay ba la ñu cay sàkk ñu am ko. boo xoolee alxajju ashhurun maalumaat faman farada fihinna alxajj dafa définir le cadre temporel ashhurun maalumaat. fala rafasa wala fusuqa wala jidaala fi lxajj dafa wax li ñu warta def bu ñu fa nekkee. wa ma tafaalu min xayrin yaalamuhu llah mu wax fan la ñu war a focaliser. xam nga fii sax tuddal na la ñett laa rafasa wala fusuqa wala jidaala bu ci nekk nag baat la boo xam ne dafa ëmb lu bari. laa rafasa ëmb na lu bari, la fusuqa ëmb na lu bari, la jidaala ëmb na lu bari. mais loolu mooy li nga xam ne mooy li négatif. bul def bul wax tere la
wa ma tafaalu min xayrin yaalamuhu llah annonce la lu mu annoncé mooy la la fa war mooy lan wa ma tafaalu min xayrin du la ko tuddal nan la defal lii defal lii defal lii defal lii wa ma tafaalu min xayrin lépp lu baax loo def rek yaalamuhu llah yàlla xam na ko ma laaj leen ndax loo fa def lu baaxul yàlla xamu ko ah kay ni mu waxee wa ma tafaalu min xayrin yaalamuhu llah mënoon na wax it wa ma tafaalu min charrin yaalamuhu llah waaye waxu ko wa ma tafaalu min xayrin yaalamuhu llah ngir lan dafa bëgg lu positif ñu focaliser wu sur ce qui est positif wa ma tafaalu min xayrin yaalamuhu llah lépp lu ñuy def foofa suñu principal objectif lan lañ ci war a gën a sàkku suñu nekkin moom mooy attirer ci waxin attirer l'attention de Dieu parce que yàlla attention du dañ ci lenn mais ci waxin attirer l'attention de Dieu ci li nga xam ne ñu ngi koy def lu positif wa ma tafaalu min xayrin yaalamuhu llah mu mujjee wa tazawwadu da ngeen soxla yóbbal foofu ci yóbbal boobu bokk na ci li ñu war a waxtaane ñoom imam Moussa ñoom Mohsin ñoom Hadj Bachir suma mbokk yu baax yi ñoom bu Mouhamed ñoom Taxiyu ñoom Cheikh Lay ñoom Soda Diop Guèye ñoom Binta Dieng ñoom Fatou Bintou Diop asatisa yëpp du ñu dañ di leen wax ci fa tazawwadu boobu mënoon na caaya mais mu xam ni ci wax yi parce que bu mu nee mu xam ni day mel ni mënoon na ko bañ a xam mais yàlla neexul wax ci moom daal yàlla moom neexul wax ci moom mais ñu waxee ko rek ci li ñu mën a dégg mu xam ni bu yamoon ci tazawwadu jooju Mansour Ndiaye ak Mame Yacine dañuy defee ne foofu mboq ak dugub ak meew ak mburu ak nen loolu rek moom lañ fa war a yóbbu comme yóbbal or ku baax ku tedd la radiyallahu anhu Serigne Cheikh Tidiane Sy dafa doon wax ni yooyu ma tudd di mboq ak dugub ak meew nee na dundalul nit yàpp nit lay dundal les muscles yi lay dundal nit li koy dundal mooy roox te roox li koy dundal mooy jaamu yàlla moo tax fa tazawwadu pour que mboq meeg yooyu nga mun ci am nutriment ñam yoo xam ne dina tax ba doo laatikaaf ngir la ca tegu fa inna xayra zaadi taqwa bu jotee te moom rek a war a jot nga jox ko l'essentiel de ton temps nga am assez de nutriments ci sa yaram ngir la la tax a jóg wa ma tafaalu min xayrin jooju day te yàlla rek tax fa inna xayra zaadi taqwa kon globalement ci aaya boobu boo ko doon xool di nga gis cadre temporel bi di nga gis ressource morale bi nga war a yóbbu di nga gis sa objectif à l'horizon bi nga xam ne sa bët waru cee teggeeku mais di nga gis itamit li nga xam ne moom nga war a am comme ressource nooy joxee priorité lii te bañ a jox priorité lee parce que bu ñu joxee priorité mbokk mi du ñu jox priorité taqwa bi or priorité bi mooy taqwa bi donc loolu la yàlla wooñu ci ñu positif wa ma tafaalu min xayrin yaalamuhu llah woo boobu mu ñu woo ci ñu positif daf ñu wan naka la ñuy def ba suñu dund foofu yëpp nekk lu positif ñu bañ a détourner suñu attention ci li nga xam ne moom moo ñu tax a jóg muy faire le bien dire le bien di wax li baax di def li baax di dund bu positif te xool na bi mu koy jeexale dafa wax ni wattaquuni yaa ulil albaab kon nag ñun ñi nga xam ne yàlla ñun la dénk ñu ànd ak doomu Sénégal bi leen di yóbbu di encadré war nañu nam suñu xel bokk ci ulul albaab yooyu ne pour seet yàlla joxoñal boobu le naka lañ koy firile suñu ñi ñuy àndal ba ñu mën koo dégg ba mën koo jëfe
fattaquni yaa ulil albab kon nañu jéem a nam suñu xel yooyu ne pour xool exactement naka la ñuy firee loolu li nga xam ne mooy njëriñ ci suñu waxtaan au niveau de la délégation pour waajal li nga xam ne moo ñu fi tax a jóg tey moom mooy suñu xel daf ñu war a njëkk yóbbu ci ñu laaj toog ba ñuy toog mun naa di ko dem Arafa di fori ay xeer Musdalifa di ko sànni ji weneen xeer di dellu siwaat mun naa loolu lu muy firi lu muy wund ci suñu dund dafa mel ni war nañu comprendre ni jëf yooyu ñuy jëf yépp boo ko doon xool bu dul lu yàlla digle nga gëm ko bu ko nit dee def da nga naan dafa dof parce que magum jëm jékki-jékki summeeku teraxlaayu génn kër yi dem àll ba yéegiwu xeer wàcc dem geneen land fay fa for fa ay xeer waa xooti demati feneen gis fa weneen xeer ya mu foroon bu koy sànni xeer woowee bu dul woon dénkaane suñu boroom ñu gëm ko ku ko def say mbokk ñaanal la kon loolu war na am lu mu mun ñu war ko bàyyi xel ci li nga xam ne noonu la ñu gisee dafa wax ni nekk ga ñuy nekk foofu daf ñuy wan ba mu bir ci suñuy gët woyofaay ji dund doomu aadama woyof ak ñàkk solo bi dund doomu aadama ñàkk solo ñu wuti kattanu ruux di nga xam ne moo ñuy may ñu lu réer bu feeñee wala ñaar ñu réer bu ñu gindikonte wala ñu gindikonte ak suñu bopp parce que maam Adama dafa gindikonte ak maam Awa ñenn ñi nee nañ looloo tax foofee ca Arafat la yeneen waxkat yi dañu lay wax ni ca Arafat ca ñetti fan ya ca sànni xeer yi ca Ibrahima ak Iblis fa la xamee ni nag lii mooy ni ko yàlla digal mais loolu lépp lu muy symboliser mooy ñun suñu bopp moo ñu réer suñu ruux moo ñu réer suñu bakkan moo ñu réer ñun li ñu jubóol suñu bakkan nag bu ma koy wax mooy li ma jublu ruux laa wax mais ñun lan la ñu jubóol mooy suñu bakkan c'est-à-dire que c'est la vie viscérale moom moo am solo ci ñun la vie spirituelle amul solo ci ñun donc dem di ñuy dem foofu daf ñu war a woo ci ñu gindeekuwaat ak suñu ruux dellu si waat ci ñun parce que daf ñoo réer ñu delloo si ko mu ñibbi si këram toog palaasam li nga xamante ni moom moo jëloon palaasam muy bakkan bu duuf ñu génne ko ruux jël palaasam ñu mën a nekk ci wa maa taf'alu min xayrin ya'lamuhu Allah c'est simplement daf ñuy wan la fragilité de notre vie ba pare jëmale ñu ci ñu rechercher l'énergie nécessaire pour une reconnaissance de notre âme avec notre corps parce que suñu ruux ñu noyyi muy dem ak dikk mécanisme la mais ruux bi nga xamante ni moom la ñu bëgg delloo ci suñu borom boobu ruux réer nañu boobu ruux war nañu gindi konte ak moom te dem bi ñuy dem mun naa daf ci am luñ ci war a jóge Madina dem Makka jóge ci hôtel bu am paix lekk gi ni gañ jóge foofu dem ci àll boo xam ne amul lekk amul paix loolu yi tamit war nañu jàng lan la daf ñu war a wan ni nous quittons l'urbanité maanaam dañu génn réew daax ngir dem sur la précarité de l'espace foo xam ne ni dara nekk fa xool leen dañuy jógee hôtel bu féex am climatiseur am buffet ñoom Mansour Ndiaye di bëgg a rey seen bopp ñu jóge fa ñëw Makka daal di suñu borom ñoo ngi nii tawaaful xunóo mooy wax suñu borom yegsi naa mooy tawaafu yegsi naa après delluwaat di xaar liggéey bi jot
parce que liggéey baa nga mun na tawaaful xudum mooy yegsi naa boobu lépp ñu jox la ngay lekk mu ne gàññ ngay naan mu ne gàññ suñu boroom nag bi liggéey bi jotee mu ne la baxal lal ya ca gannaaw bul gëttu bul tuuroo liñ ko lay doo sangu ak saabu doo watati sa kawar doo daggati say we génnal dëkk bi génnal ron garab yi wàccal lal yi dellal ca ndànd fay fay nga tëdd ci suuf amul pee amul nooy féexul nooy mu ne dafa bëgg nga juboo ak sa bopp nga fàttaliku ba mu lay wékki xilaafa yàlla ci kaw suuf amoo woon titre doo woon directeur doo woon délégué amoo woon yére aadama nga tuddoon dañ la sax yenkeewal nga mun a dagg ci kaw ci garab gi ay xob pour mun koo suturloo wax nga ma laa naan yaa ngi dagg say we ak yaa ngi naan yaa ngi tuuroo parfum ak di saloo ci ay douche naan car fàttalikul waxtu woowee nga xam ne doomu adama kese la dara waru la amuloo benn privilège social amuloo benn titre amuloo benn attribut vestimentaire loo xam ne ma la commodité yi ciy tem ci ay yu neexa yu xeeña yu nooy waa léegi te kat aadama ba ñu koy wàcce foofa fu mu jóge woon aljanna il quitte l'abondance pour le déficit il quitte le confort pour la précarité ñu delloo la foofa nag yow pour nga quitter yow tamit sa abondance nga quitter sa confort pour nga retrouver sa précarité primordiale pour nga retrouver ce déficit primordial nga dem ba foofu nga jaawale dem yi ak dikk yi nga defee ne Médine hôtel ba da laa war a fekk si ak i commodité nga defee ne Makka hôtel ba da laa war a fekk si ak i commodité jaawale boobu muy jaawale muy indi ñuy faral di jàmbat boo xamante ni nii wa maa taf'alu min xayrin la waroon doon parce que boo xoolee fa nga jóge ba nga nekkee aadama ba fi nga toll tey jii ñu ne la delluwaatal ci aadama saxaar gi nga dugg mu naaw téq naaw xëtt jaww ji wàccewaat la Makkatal Mukarrama nga dugg oto mu yóbbu la nga def la nga war a def ñu tëral la ci néeg bu am climatiseur dëkk boo xam ne ci dëkk yi gën a tàng ci àdduna la dëkk boo xam ne ghayri zi zar'in la dara du fa sax nga am fruits yi gën a rëy am tabarkal la xéewal yi gën a bari loolu lépp wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha la waroon a àndal nga teg ci alhamdulillahi rabbil alamin bi mu la dellu siwaatee pour nga fàttaliku ni fii nga jógee woon primordialement à tes origines mu defal la lii lépp dellu siwaat la pour nga fàttaliku loolu rek moom moo tax léegi nag bu ñu ko fàttee mënuñu natt xéewal yi yàlla def ci ñun xéewal yi ñu yàlla defal ñu am lépp lu ñuy wut mu tàggatal ñu asamaan ak suuf ak li ci diggante parce que tàggatal asamaan ak suuf moom mooy saxaar bi ñu dugg mooy avion bi ñu dugg daf di ko tàggatal ñoo tàggatal asamaan ak suuf les lois de la pesanteur la ñu tàggatal mu tàggatal ñu les lois de la pesanteur ñu dem ci jàmm dellu si jàmm mu yóbbu ñu foofu nag pour ñu fàttaliku suñu état primordial li nga xamante ni yàlla daf ñu wàcc ci kaw suuf ba pare nag avec toute cette précarité maanaam dara amuñu ko avec tout ce déficit taxuñu dara mu ràng ñu xilaafatullahi ala ardihi kon lu muy teg ci mooy ngir ñu mataa nekkat kut laayu yàlla ci kaw suuf foofu ñu delloowaat
nañu fa delluwaat ci moom ni ñu meloon ca njàlbeen daal di mën a mata nekk xalifatullahi ci kaw suuf si. gis nga man li may jàngee jóge gi ñuy jóge ci aljana ñëw ci àdduna jóge gi ñuy wàcc gi ñuy wàccee ci àdduna ci aljana ñëw Arafat ñëw Muzdalifa Arafat ñëw ci désert boobu ne ci biir xeer yooyu ne suñu borom daf ñu jox benn recommandation fa firru ilallahi daw leen dellu ca yàlla. man li may déggee mooy génne gi ñu génnee léegi yóbbu ñu foofu fa firru ilallahi lañ ko war a firee dañu war a daal di ne alhamdulillah ñun kat dañu waroon a daw wuti yàlla faf yàlla indi ñu fii pour ñu am ko. ma leen di yëgal ni fa firru ilallahi jooju de moom mooy nañu daw li nga xam ne dafa superflu jëm ci li essentiel nañu daw bànneexu yaram ak bakkan ak neewu lay nga xam naa ñu bari ñu ko xam c'est le palais dans la bouche waxuma ne le palais de la République le palais de la bouche bànneexu lekk rek laa ci jóg nañu daw bànneexu yaram bànneexu lekk ngir wuti bànneexu yàlla fa firru ilallahi ji la delluwaat nekkat li ñu ñun lu ñu doonoon xalaqakum min turab ñu delloowaat ñu ca turab ñu wàcc lal bi dañu wàcc lal bi tëddaat ci suuf daf ñu delloowaat donc foog ñu sàkke woon ñu tëddaat ci suuf puus xeer tëdd minha xalaqnaakum wa fiiha nu'iidukum foofa la ñuy dellu te bu ngeen demee mun naa kat tëraay yooyu ñu tëdd ci man laay day mel ni tabarkal symbolisme boobu de bu fekkee deful benn jeexital ci ñu pour que daw gi ñuy daw wuti borom bi subhanahu wa taala ànd ak alhamdulillah bi nga xam ne moom la suñu maam aadama waxoon ba ñu walee ci moom ruux bi mu yegg si ba ci bakkan bi mu tissooli ni alhamdulillah rek moo war a jolli foofa bu ñu demee mun na ma yëgal leen ni ndànd fay boobu ñuy wuti yàlla wooñu dañu ko waroon wuti parce que mag ñu baax ñu ñu am ñoom lii ñu yàlla def loolu dañ ko def c'est-à-dire quitter l'urbanité quitter les villes quitter le confort quitter l'abondance pour dem ca àll ba quitter les réseaux sociaux pour dem ca àll ba dëkk fa ak précarité dëkk fa ak déficit dëkk fa ak solitude loolu moom moo indi woon ku tedd ka ku baax ka di man borom Touba sañ ci Touba mais loolu moom moo indi woon Thierno Mouhamed Saïd Ba dem sañ ci Madina Gounass looloo indi ku mel ni Serigne Hadi Touré dem sañ ci Fass looloo indi woon ku mel ni Cheikh Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu ajmaïn dem dëkki Jaksaaw ngir lan ngir def transition boobu le jógee ci li nga xam ne dafay corrompre l'âme dellu fi nga xam ne dafay nourrir l'âme fi nga xam ne dafay loofloo rox ñu jóge fa dem fi nga xam ne dafay duufal rox ndegam ñoom wuti maanaam fafirru ilallah yi jooju rek moo taxoon ñu def loolu ñun yàlla may ñu opportunité wu def ñu sax fafirru ilallah yàlla ñu woo yàlla ñu invité ba pare préparé ñu cadre bi nga xam ne ñoom moom lañu doon wuti mu préparé ñu ko kon bu ñu ñëwee sur place dañu bàyyi xel bu baax ni fii précarité bi lañ fi wut si déficit bi lañ fi wut si ngir ñu mën a fàttaliku ni wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha foofu rek parce que gis nga abondance mënuloo ko mesurer lu dul du jàkkaarloo ak déficit confort mënuloo ko
apprécier lu dul boo mësee ñam inconfort wa in ta'uddu ni'matallahi laa tuhsuha loolu lay jëriñ. ñu delluwaat ñëw mun na mu fàttali ñu ni adduna bi ñuy dund am ak mën-mën nga xam ne c'est le matérialisme moom moo ko encouragé. Ce matérialisme-là nous a rendus tous malades ku amul ku mënul ku tekkiwul. Ce matérialisme feebarloo nañu ñun ñëpp te tey ñun ñi nga xam ne ñun la ñuy tuddee l'homme moderne amul kenn koo xam ne yaa ngi am ruq wala place wala makaan wala ba bari ñoo xam ne yaa ngi ci jéem a dundal sa bopp ngir lii nga xam ne moom moo niru lu am solo ci suñu àdduna bañ laa wor li alquran di wax zuxrufal qawli ghuruuran parce que ñun suñu àdduna lii c'est le brillant maanaam day melax c'est le bruyant nay riir suñu àdduna tey lu sérieux c'est pas important le brouillon suñu àdduna tey lu leer grave na am brouillard nga mën a def li nga doon mais àdduna bi le bruyant le brillant le brouillon le brouillard mun a def lu ci seppi yóbbu ñu ci li nga xam ne ni loola am maanaam li ma bëgg a wax ci benn baat moom mooy que il y a une pollution qui nous entoure pollution morale pollution dans tous les sens pollution de l'âme pollution boobu nga xam ne ci la ñu nekk noyé ci ñu war cee génn bu ñu demee mun a waaw nañu fexe ba bu ñu yóbbaalee éléments yi nga xam ne ñoom ñooy indi pollution boobu la mun a c'est une voie de guérison dafa mel ni tey ñiy jóge fii di dem par exemple suñu mbokku chrétien yi dañuy jóge fii dem Lourdes parce que bu ñu demee yaakaar nañ fa ne bu ñu fa sango ca ndox naan ca ndox ma dana lu wér fii ñoom docteur Khadim Sylla yenn saa yi ñu rëcc dem mu laa yàq boobu notre conscience est pleine d'Allah subhanahu wa ta'ala te li ñuy def ci ihsan la ko inna allaha ma'a alladhina taqaw walladhina hum muhsinun mais mooy seen daf ñoo bëgg a nax mooy seen daf ñoo bëgg a nax inna allaha ma'a alladhina taqaw walladhina hum muhsinun mooy seen daf ñoo bëgg a nax loolu la ñu yàlla di woo pour ñu am patience ñu partager ñu supporter su ñu amee lu ñu war a jàmbat doomu adama bu amee lu mu war a jàmbat na ko jàmbat mais naka la koy jàmbate ci kan la koy jàmbat fan la koy jàmbate da ngeen a am ay responsable yu leen jëlee Sénégal indi leen su ngeen amee lu ngeen di jàmbat nañu ko yëg moo xam ci privé yi la moo xam ci délégation la su ngeen amee loo xam ne da ngeen koy tawat foofu ngeen koy tawat parce que fii consigne bi moo di bëgguñu dégg pèlerin bu ne gisuma ku ma waxal loolu ñoo bëgguñu ko dégg au niveau de la DGP bëgguñu dégg benn alaaji wala benn ajaratu bu ne man de gisuma woon ku ma waxal wala gisuma ku ma taxawu loolu tam bëgguñu ko dégg pèlerin fu mu toll fu mu nekk bëgg nañ mu am ku mu waxal bëgg nañ mu am ku taxawu ay mbiram waaye li ñu leen dul wax nag mooy problème bu ngeen am dinaa ko solutionné loolu dina ko wax dëgg wax leen ni leen problème bu ngeen am dinaa ko réglé wax dëgg yàlla dina ko wax li ma leen mën a wax nag ak mbokk yu jat yi ma bokkal di liggéey mooy problème bu ngeen am dinañ ci taxaw moom dinañ ko ci def incha allah bi izzati wal jabarut
ñu àndee taxaw solution feeñ bu ñu àndee taxaw te solution feeñ ñu wax leen mbir mi ni mu tëddee ba mu leer ci seen bopp parce que pèlerin yi tamit dafa am droit wu wax ko mais pèlerin bi maa ngi koy ñaan maa ngay dem porter ji presse wala maa ngay dem nangam ak nangam du régler problème bi parce que problème bi li koy régler moom mooy ñi ko war a dégg ko ba pare jóg taxaw ci donc bu ngeen ko waxee ngeen ko war a wax fi ngeen ko war a waxee insha allahu taala problème bi dinañ ci taxaw te buñ ci taxawee yaakaar nañ ni yàlla dina ko régler. le pèlerin bu ñu duggee mun naan dafay emprunter li ñu tuddee une itinérance d'endurance wax nañu ko léegi endurance physique foofu dafa metti mais endurance physique boobu léegi ngay teg sa bopp wala suñu borom teg la nga nangu ko dafa am lu mu ci jublu moom mooy sa ruux lay nettoyer sa ruux boobu muy nettoyer nag munul nekk lu dul su fekkee détergent yi nga xam ne maanaam saabu yi nga xam ne ñoo koy nettoyer yow yóbbaale nga ko yan saabu moo koy nettoyer zikrullah fazkurullaha inda al-mash'ari al-haram wadkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin adduna bii ñu nekkoon lonku ci réseau yi di wax lu ñu xam ak lu ñu xamul liqaa'u nnaasi laysa yufiidu shay'an siwa al-hadayaani min qiilin wa qaal lu nekk ci kii de nee na kii de nee na journal sangam nee na yooyu ñu nekkoon mu jël tout notre temps suñu borom génn ñu ci yóbbu ñu feneen pour ñu bàyyi loola ca gannaaw li nga xam ne moom mooy nettoyer sunu ruux mooy zikrullah loolu mooy détergent bi ñuy yóbbaale mooy saabu bi ñuy yóbbaale mooy javel bi ñuy yóbbaale mooy leneen bi ñuy yóbbaale zikrullah nag ñi ngeen di àndal seen i guide religieux léegi nii maa ngi wax mbokk yu tedd yi ñoom Hadj Bachir ñoom Mouhamadou Salim Mahsine ak ñi ñuy àndal ñëpp dans la grande commission religieuse parce que yàlla dogal na fi mu toll nii la communauté du pèlerinage moom jëmmal na boppam ci cette communauté médicale ak la communauté religieuse donc ñooñu ñëpp dinañu ànd ak yéen pour li ngeen di soxla ci saabu boobu di tudd zikrullah ñu leen koy jox waxtu bu ñu leen ko war a joxe. donc dépollution morale dépollution bi nga xam ne moom la ñuy wuti bu ñu demee mun na génn pollution atmosphérique bi génn pollution morale bi dépollution boobu ñu def parce que dañuy transporté wu jëm ca ndànk fay na ànd ak dépollution morale parce que dañuy yore li nga xam ne moom moo koy fay. la distanciation maanaam sori yi nga xam ne moom la ñuy sori àdduna suñu borom daf ko def pour ñu am un dialogue intérieur maanaam pour ñu waxtaan ak suñu bopp te dialogue intérieur boobu ne yàlla wutal nañu ko juróomi yoon par bis mais le monde bi ñu nekk di àdduna vitesse àdduna gaawtu àdduna jaay àdduna ñaata lépp looy def ñu ne ñaata la ciy am loo ciy am àdduna boobu ñu nekk moo tax ba même borom bi subhanahu wa taala waxtu yi mu ñu wutaloon mu nekk waxtu wu dialogue intérieur ci suñu biir ak dialogue ak moom mu jaar ci julli gi nekkatul lu dul un réflexe sëgg ak siggi mais nekkatul une réflexion intime nekkul une conversation intime avec Allah subhanahu wa taala génn gi ñuy génn donc àdduna bii nga xam ne moom moo ñu këf dellu ci àdduna bi nga xam ne moom la ñu borom bi woo ngir ñu amaat dialogue intérieur boobu la pour mën a nettoyer suñu wax pour mën a dund sereinement li nga xamante ni moom la suñu wax mar muy wax ak boromam waxtaan ak boromam boof ci xadara boromam man ni ci li nga xam ne moom mooy fuyuwaat yi nga xam ne mooy jóge ci boromam subhanahu wa taala ma wax leen wax sama bopp ni ngir loolu am la mag ña daan def ba fi famille yi ba fi àndandoo yi ba fi addiye yi ba fi taalibe yi dem ca àll ba
wéetal fa seen borom loolu lañu borom bi sàkkul ca mun na di mag ñi daan wuti moom lañu borom bi sàkkul ca mun na kon bu ñuy dem lu ñuy tënk ca loolee tënk boo xam ne lu tënk bu nécessaire nañu ko tinki te tënku ci borom bi subhanahu wa taala lu ñuy daw lu ñuy wuti wax naa sànq ni dañuy juboowaat ak suñu bopp dañuy gindikuwaat ak suñu bopp parce que dañuy jëlaat suñu ruux tëmbalaat ko ci aalamul arwaax yi parce que fii ñu nekk nii suñu ruux yi dañu déconnecté mais bu ñu demee foofu nag def li ñu war a def dañuy tëmbalaat suñu ruux ci aalamul arwaax yi suñu tëmbalee suñu ruux ci aalamul arwaax yi da ngay daal di gis ni sa gis-gis dafay ñaw sa dënn dafay yaatu sa xel dafay ubbeeku ndax lan da ngay delluwaat ci sa qualité primordiale bi nga xamante ni moom nga wàcce woon ci kaw suuf nekk xalifa yàlla ci kaw suuf da ngay daal di nekk ku rafle looy rafle da ngay rafle alal sa alal foofu amalu la fa benn njariñ da ngay rafle yére basin yu rafet yi ñoom El Hadj Abdou Aziz Mbaye di sol nekku fa da ngay rafle titre excellence monsieur Mame Baba Cissé bi toogoon fii le ministre de l'intégration africaine daaw ñoo bokkoon fu ñu dëkk ca mun na ci benn tente boo xam ne ay matelas la ñu puus rek ak ay râteau ak ay pelle puus râteau yi puus pelle yi teg matelas yi tëdd foofu kon da ngay rafle titre ce n'était plus le secrétaire général ce n'était plus le ministre ce n'était plus le délégué général alhamdulilah le délégué général rafle yooyu ngay rafle yu nooy yu rafet yi rafle titre yi rafle xaalis bi parce que bu fekkee ni ñii xaalis bi dara dara moom boo ko amul ñooy rafle boobu ngay rafle dëddaat ci suuf su rafle si du suuf bu ñu karale du suuf bu ñu teg ay tapis yu nooy def fa ay fauteuil yu buure taal fa climatiseur rafle ci kaw rafle la rafle yow rafle ci kaw rafle boobu ngay rafle ci kaw suuf su rafle soosu la war na la jàngal ni dafa am loo war a feesale sa bopp lan nga war a feesale sa bopp delluwaat ci borom bi subhanahu wa taala fàttaliku waat borom bi subhanahu wa taala jaamuwaat borom bi subhanahu wa taala waaye nag ak engagement wu ni nit ku bees boo jógee mun na ñëw Sénégal yàlla nu yàlla musal ci tur bu gudd ak jikko ju gàtt parce que Abdou Aziz Mbaye bu demee Makka tur bi gën a gudd allah ji da ci yokk allah ji Abdou Aziz Mbaye rek wax léegi allah ji Abdou Aziz Mbaye waaw léegi mu tur guddee te jikko gàtt la ñu wuti woon mun na tasawut boobu ñu def woon feesal suñu ak xel ak borom bi subhanahu wa taala kon ñun rootuñu dara dellu si waat ñu dara kon dañu war a delluwaat nekkat nit ku yees parce que borom bi subhanahu wa taala bu la waxee ni da nga mel ni yow ku bees tàq nga amatoo bàkkaar bàkkaar nag bokk na ci li koy sabab ak nite dëgg la waaye ak sàggan dama mën na cee bokk kon nite ga bàyyee ko borom bi rek dëggee istighfar waaye sàggan gi nag kooku moom jël nga ci engagement ni dootoo ko def insha allahu taala donc borom bi subhanahu wa taala yóbbu ñu ca désert ba pour ñett yi nekk ci foofu laay teg terrain borom xam-xam ji nitu yàlla dafa wax ni ndax fay boobu ñuy dem saxara boobu ñuy dem dafa am mission wu saxara moom mooy former nit bu amal njariñ péncam lii lay doon wala lii ñett yi daal lay doon day nekk un intellectuel borom xam-xam
mais borom xam-xam buy jëfe xam-xamam al aalim wala mu nekk nit bu bàyyi xel boroomam nekkal boroomam ci kaw suuf ci li boroomam teg ci ay baggam ci jaamu yàlla ak li boroomam soxla ngir ay mettitam wàññeeku ak i xat-xatam mu jaamu ca yàlla kooku mooy al abid wala ki nga xam ne dafa nekk un héros fekk jafe-jafe yi pénc wala mu fekk pénc mu ñu daan wala mu fekk pénc mu ñu jëng wala mu fekk ay injustice yoo xam ne dafa tasaaroo mu jóg ànd ak ñamu àndal rëkk jafe-jafe yooyu ni def ko pëndëx nekkan jabel mujj nekk jaal sëñ Cheikh Tidiane Sy moo wax ni su fekkee désert ci tradition la ci aadaam la an tukawwinal batal an tukawwinal aabid an tukawwina al aqil nee na saxara boobu fa innaha lam tukawwin walan tukawwina abadan هذه الشخصيات أو هؤلاء الشخصيات الثلاثة في شخص وفي شخصية واحدة كما كونتها في شخص وفي شخصية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم yéen ñii nag yéen ñëpp ku ci nekk mën nga nekk un tiers de Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Seydina Muhammad ñett la ci kenn mais képp kenn ci yéen mën na nekk kenn ku représente kenn ca lenn Seydina Muhammad keneen nekk leneen ca kenn Seydina Muhammad keneen nekk leneen ci kenn Seydina Muhammad ñett ñooñu ne daje Seydina Muhammad teew képp kenn ci ñun ki ci yàlla bindee mu am disposition mentale mun naa googule occasion la pour mu ressourcer waat ses dispositions mentales ki nga xam ne ay dispositions spirituelles la am mun naa googule chance la ci moom pour que mu duufalaat ses dispositions spirituelles ki nga xamante ni c'est un homme d'action sociale mun naa chance la ci moom pour que action sociale yooyu ni di defar pénc mu fructifier ko ku ci nekk ci ñun boo nekkee lenn ca loolee bu ñu dajewaatee jógee mun naa dellu si Sénégal ak yóbbal boobu ne ku nekk liggéey pour sunu ndey Sénégal jëm kanam kon mbokk yu tedd yi lii mooy li ma mbokk yi dénkoon ngir ma jiital ko ci lan mooy sunu taxawaay sunu nekkin ca mun na lan lañ fa war a xaar ak lan lañ fa war a xaar li taxit ñu def ko wax naa leen ko léegi nit tamit buñ la dénkee nga gis ne am na foo xam ne doxul woon da nga war a def évaluation jubbanti ko gis nañu ni en termes de communication sur mun na desoon war nañu kon combler loolu des wax nit ñi lan moo nekk mun na parce que ñi leen di yóbbu moo xam privé yi la moo xam délégation la ponk yi nga xam ne secrétaire général wax na ko ci at yi ñu ngi ciy taxaw lu ñu mën inscription yi ñu ngi leen di taxaw ba du ngeen ci sonn bu visa yi jotee da ngeen di toog ñu toppatoo ci visa yi indil leen bu dem jotee ñu wut ay avion yu ñu yaakaar ni avion yu baax la dugal leen ci ngeen dem ci jàmm dellu si ci jàmm bu ngeen demee Madina ñu teeru leen dugal leen ci ay hôtel jox leen loo xam ne yaakaar nañ ni da ngay ci mën a jàpp ba am doole ñu ngeen demee wuy ji seen borom ànd ak yéen defal leen seen kullu ziyaar yóbbu leen Makkatal Mukarram xeex ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy jëflanteel ba léegi oto yi day gën di baax bu soobee yàlla bu ñu leen yóbboo Makka yi tamit taxawu leen yóbbu leen ngeen def seen tawaf lu ñu gis ni doxul ñu woo nit ñi def leen lii li may wax man ak voyage privé yi laa ko boole jox leen li ngeen xam ne yaakaar nañ ni bu leen ko joxee ngeen lekk ngeen xéewlu ci
incha allah dina leen may doole di ngeen jaamoo yàlla di leen di waxtaanal ci biir jàkka yi ak ci biir dëkkuwaay yi di leen di jox ay zikr ci biir jàkka yi ak ci biir dëkkuwaay yi ànd ak yéen ba mun na lii ma wax nii yëpp tabarkalla macha allah da ngay doon alhamdulilah alhamdulilah ñu ànd ak yéen ba mun naa du kër Sénégal mun naa këru àdduna bi la àdduna bi yëpp daje fa du Sénégal moo koy gérer mu assasa moo koy gérer mu assasa def lu mu mën mais fu àdduna bi yëpp di def di daje mënta ñàkk jafe-jafe ña nga xam ne ñoom la ñuy jëflanteel di bindanteeg ñoom pour ñu ñuy jox ñu indi nu ngeen di suturlaay ñii dinañu def la ñu war ñii tabarkalla xëy na seen doole matewu ko waaw bu ñu defee lii yëpp ba ñëw mun naa mu am lenn loo xam ne mun naa dafa xaw a manqué wala dafa manqué taxul aj gi yàqu taxul it négligé nañ leen taxawul nañ leen ba foofu am na lu fa manqué dëgg la danañ ko noté ngir corriger ko mais bu mu yàq suñu aj bu mu yàq seen aj bu mu yàq turu seen réew yi Sénégal ñu àndaat ñu gisiwaat ci jàmm lii rek moo doon waxtaan bi ñu ngi leen di jégalu bu daay ñu ngi leen di jégalu ci xëy na façon bi ñu ko ilqaatee waaye li am solo ba am solo rek mooy ñoo ànd ci yàlla la ñu jëm ci suñu ndey la ñu jóge suñu ndey dëkku teraanga la kon nit ñu tedd la ñu war a doon yàlla mooy ñu jëm nag moom ci boppam mooy teraanga kon wa ma tafaalu min xayrin positivité bi ñu fiy jóge positivité bu ñu fa nekkee positivité bu ñu fay jóge di dellu si waat ya'lamullah séede la ko borom bi subhanahu wa taala jëmbatat ko ci suñu réew yàlla defal ñu hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran yàlla yóbbu leen ci jàmm dellu si leen ci jàmm defal leen jàppandal ci seen mbir nangu seen i ak defal leen barke ci seen i yëngatu def ko ci seen i njaboot boole ñu ñun ñëpp loolu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم